asalaamaaleykum mbokk internautes yi daleen ak jàmm ci seen site web bi ngeen taamu di Seneweb comme ni ngeen ko gisee ci image yi tey nag ñu ngi biir waagu ñaay seet si fii la famille Pouye famille bi nga xamante ni depuis le 5 mars ñu ngi nekk ci ay guddi yu lëndëm ndax lan dañ leen a génnee ci seen kër gi nga xamante ni seen papa moo ko amoon ci atum 1961 boobu ak léegi ñu siy dund jàmm musuñu ci am benn problème ba le 5 mars gi ñu génn leen ci kër gi boobee ba nëga ni ci mbedd bi la ñuy fanaan te ëmpalawu leen ni ñu ngi ci jamonoy coronavirus nekk ci jamonoy seddaay nekk itam ci jamonoy couvre-feu actuellement 20h jot na Sénégalais yu bëri waajal nañ seen bopp ba ñu ngi seen biir kër yi toog ci seen ay njaboot ngir saafonte ak ñoom waaye ñii di la famille Pouye ñoom amuñu fu nu jëm ci mbedd bi lañ nekk gis ngeen sama ginnaaw ñu ngi nii xale yi yaay yi papa yi ñoom ñëpp ñu ngi fii di dund lu metti xanaa rek ñu dugg ci biir xool un peu ñoom naka la ñuy dundee situation bi lee jullit yi ñu ngi naan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dañu yaakaar ne que ku dee rek lañ ko koy wax mais déedéet kenn du ko wax ku dee kese li nga xamante ne bu la métti dalee da nga ko war a wax waaw parce que da ngay delluwaat ci yàlla suñu borom mooy lu mu wax rek waaw ñu koy dund nag dundi boo xamante ne bon dëgg la métti na ci xol trop mais nag sant yàlla waaw sant yàlla bu baax. mais dañ nekk nag ci jamonoy couvre-feu balaa ñuy xuus ci biir waxtaan bi est-ce que doo leen ni faral di am ay jafe-jafe ak takk der yi. waaw boo seetee début bi bon ñëwoon nañ fi fekk fi xale yi am nga ñu nekk groupe toog fi mais ils se sont posé la question aux gosses ne leen yéen loo leen fiy def booy yi wax leen ñu dem tout récemment barki démb rek moo ci mujj. amoon ay takk der yi fi ñëwoon les militaires ñu ñëwoon fi ils étaient au nombre de 3 dañ fi jëkk a ñëw ba ñu ñëwee ñu posé ñu question ma répondre leen après ba ma leen répondre ñu dem seen supérieur mu ñëw ma expliqué ko cas bi ni mu demee mu ne ma ma ne ko rapport bi nag dafa war a egg fa mu war a egg parce que du suñu coobare te du suñu sago ñëpp nekk seen biir kër ñu toog ci mbedd bi xale yaa ngi di am na xale yu dem tey ñi ngi fi woon ñoom ñëpp a ngi fi woon parce que boo seetee famille bi tout le monde était là mais dama leen ne comme que ñu bëri mënuñu fay tëdd na ñiy dem ne parce que couvre-feu bi tamit bu ñu dajaloo nii. te feebar vous êtes au nombre de combien famille bi. parce que 20 personnes ñoo doon dund ci kër gi fii 20 personnes mais ci biir 20 personnes yooyu am na seen paa bi ay sëtaati sëtam ñi ngi ci kon ëpp nañu 20 mais ñi nga xam ne moo ñoo meññ paa bi ñu mu meññ laa wax ñooñu presque mat nañu 20 personnes. ci biir 20 personnes yooyu ay sëtaati sëtam ñi nga ca. ñëpp ci biir kër gi lañ nekk. ñëpp fii la ñuy yeewoo fu mu ne nii école baa ngi nii bu tijji woon booy am problème duñu jàngi fa la ñuy jaar jàngi fii la ñuy tëdd gis nga mi ngi ni xam nga beneen tu xooxaan tekki tubéy ñu baal ma ci terme boobu. léegi fii la ñuy toggee fii la ñuy defee lépp. mi ngi nii ça se prépare actuellement pour ñu reer fii la ñuy toggee fii la ñuy ndékkee fii la ñuy defee lépp fii la ñuy ndékkee yéen bu ñu paree bu ñeen saa dañ doon baaree fële bu ñu baaree fële wàcce mat la yi xale yi tëdd ci ñu war a veiller daal di veiller ñu toog daan ataaya loolu kañ la jëm nit ki da ngay am xol il faut être humain et ça c'est pas humain dañuy waxante dëgg man dama part personnel su doon man la man ma jote doon waa këram ma xool lii dama leen di delloo seen yëf ba pare des ak yàlla su ma nekkul sama dëgg keroog ba ñu génnee damay naan waa kër gi ñu ne ñaan ma ne jël leen bagage yi ñu dem ñun ñoo tooñ mais suñu dëgg la nekk nag jaay doole da cay am ñun xam nañu loolu jaay doole am na ci waaye kenn amul doole ku du yàlla suñu borom te bu nee kun day am. naka ngeen def ba seen bagage yi nii retrouvé wu ci mbedd bi nii histoire bi fan la jógee. waaw histoire boobu boo seetee yàgg na trop parce que su ma ko doon nettali sax defe naa ne dina jël benn temps bi nga xamante ne
temps bu gudd lay doon mais en bref booy seet ni nga waxee ne que tool la bu xew mbaaw la te tool boobu sama maam moo ci daan bay ay doom daan ci dund bu bayaan ba pare da daan jël mbay mi man fekkewu ma ci lu ma nettali parce que man sët laa ci biir mi bu mbayaan ba pare da daan jël mbay mi yóbbu ko Gorée jamono jooju jaayi ko pour dundal ay doomam yooyu sama papa ci la bokkoon sama magu papa bu dëkk fële ci kaw ne paa bi xaw ma ndëgëm dinaa fekkeem du ma fekkee dama bëggoon nga lijjanti kayit yi boo ko lijjantee bu sottiwul xam nga ngeen xool ku soxla ngeen jël ko ku si ne ñu jox ko wàllam ci mbir moom la ñu nekkoon du ko dox mais ba benn instant diplôme ñëw soxla foofu waxtaan ak ñoom daal leen di jox peine et soin bu ñu leen jox ku ci ne daal di jël sa ndàmpaay ñoom ils étaient la famille était au nombre de 9 la ñu woon sama papa mooy caat moo ci mujjee léegi ñu daal koy jox wàllam ku ne ñu jox la sa wàll nga dem am benn waaye ku ci nekk ñaata la amoon. waaw ku si nekk 4 millions 800 moom la am léegi benn waay ji ñuy wax papa Ndiaga ñaa ñu koy wax pap ñaa jabar ji di ko wax Pakou musuñu ko gis on l'a jamais vu mu attaqué diplôme mu demee ci diplôme xamu nu mu mujjee ak diplôme maye am fa gain de cause mu dem si sama papa ak ku ñuy wax Babacar ak ku ñuy wax Ousmane Sarr immobilier kii ñu koy waxatee promoteur immobilier bu mu ñëkkee si ñoom ba mu dem tribunal xaw ma nag nu mu ko lijjantee moom mais moom leen rek am ci xaw a jaaxal benn terrain naka lay amee ñaari titre foncier te moom de un nee na certificat administratif lañ ko jox en 84 gouverneur nommé Ibrahima Kane boobu si je me rappelle bien 2 ans defe naa la nekkoon ci côté gouvernance après mu jëm retraite maa ngi dégg sax ñu naan décédé na mais dara wóoruma ci ana gouverneur ak maye toolu jàmbur tool bi nga xam ne boromam mi ngi ciy dund di ci bay naka lañ koy mayee te man si lu ma lire si document bi dañ ko ne bañ la joxee loolu boo ci defulee dara c'est caduc devant la loi 2 ans mais musul am construction te bañ ko koy may am na ko fa nekkoon doon bay naka la ñuy mayee lu ñuy bay ci biir bay nit ki di fa bay nga koy mayee. man Mor li ma mënta comprendre mooy coow bi nga xamante ni ci tool la jóge ca mbaaw nan la def ba yegg si waagu ñaay ba ñu génne leen. waaw coow loolu comme boo ko seetee comme lu may wax rek nee nañu dañuy condamné sama papa ak Babacar ak Ousmane Sarr mi ngi dëkk Fass Mbao loolu la ñuy wax daal Fass Mbao la dëkk Babacar moom sama turandoo moo ko jur sama mag papa moo ko jur ak sama papa ñu ne dañ leen condamné solidairement ñu ne ko tànnal ku la neex léegi mu xam ne paa bi moo am bien kon mu topp paa bi terrain ba xew Mbao boobu ñu ne lañ ko valoriser à 70 millions xaw ma moom la toppee woon paa ba paa bi génn àdduna mu ne comme que paa bi génn àdduna kon naa teg ci bien teg sama loxo ci bien bu mu am fii ak bàyyi fi njabootam. actuellement kër gi dañ ko tëj nii moom nekku fi kenn nekku fi. dafa wax benn wax joo xamante ne moom si jëm boppam dafa ko wax ba pare xam naa dafa tiit muy lan seen papa amee lu ma moo ko wax ne de un kër gi soxlawu ma ko am naa 41 titres fonciers 41 titres fonciers na nga koy amee ba pare di daw si benn kër pendant 7 ans loolu borom xel boo ko wax du ko nangu. asalaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. yow nag yaay soxna Mor Pouye ñu fekk la fii ngay taal sa reer te ay jamono nga daan nekk sa biir kër togg sa togg bu baax yàqal sa njaboot ñëpp nekk si jàmm tey jii nii mu fekk leen ci mbedd bi ak couvre-feu bi yan kàddu nga ciy sànni. gannaaw ba ñu sante yàlla jullu yi ci sangu-sangu yi ñu ngi nuyu ñëpp li nga wax ni metti na metti boo xamante ne mënoo ko natt sax parce que boo ko dundulee peut-être yaa ngi koy gis nii rek mais ñun ñi nga xam ne depuis plus d'un mois ñu ngi toog ci mbedd bi di fi ndekkee di fi añee di fi reeree di fi defee sunu lépp ñun li ñuy dind ñoo ko xam parfois da ngay dem ba da ngay déprimé wu sax da ngay affaire bi da lay jaaxal parce que loo xamante ne daf la bett bu ñëwee daanu sa kaw doo xam nooy réaliser après. man ça fait 30 ans maa ngi ci biir kër gi kon du ma fi gan lépp xam naa ko histoire bi yëpp xam naa ko lii daal injustice la li ñuy wax injustice au Sénégal ñun ñu ngi koy dund moo tax lii dañoo bëgg au plus haut niveau ku ko war a dégg na nga ko dégg ndax ndimbal la ñuy ñaan
képp ku ko war a dégg di autorité di kilifa diine képp ku ci mën dara nañu dimbale te yàlla tax ñu jotaat suñu kër ñun daal loolu lañu bëgg te feebar baa ngi ni di taxawaalu ñun daal yàlla moo ñuy sàmm rek yàlla rek moo ñuy sàmm yàlla rek moo ñuy. tey jii da nga daan ngay sëy ci kër gi yar sa njaboot ci yarinu rafet tey jii boo tourné gis leen ñu toog ci kaw lal bi nii lan ngay sentir. donc salaamaaleykum soxna si yow itam ngay doom ci paa bi ñu bëggoon xam un peu bés bi ñu leen doon génnee yow fi la fekkoon wala. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur sant sama wasila muy Serigne Babacar Sy le 5 mars la ñu génnee fii ci kër gi man dama bëggoon a génn sax mais yàlla moo ma fi teg ba génnuma ñu toog ci escalier yi tuuti rek police ñëw baare koñ bi ak ay gémi ñoom ñëpp ak seeni ay nervure ñu dugg ci kër gi bettuñu jour boobu metti na trop metti na fa metti di yem ndax bakken mën na fee wadd waaye heureusement bakken waddu fi ñu génn suñu bagage yëpp sànni ko ci mbedd mi xawi suñu sutura. mais là vous êtes exposé yéen a ngi ci mbedd bi te feebar bi ñu naan Covid 19 lëmbee àdduna lëmbee Sénégal yéen ngeen nekk ci mbedd bi loolu itam doy na waar. paase na doy waar mais amuñu pexe bu ñu amoon fu ñu jëm duñ fi toog xaj sax boo ko génnee sax dina raam dem beneen buntu kër mais amuñu fu ñu jëm tey man su ma toogee ba heure bi xool sama rak sama àdduna du neex. sam papa bu ko dundoon tey jii du neex ci boppam ndax ku bëggoon doom la ku bëgg njaboot moom bi muy am kër gi à l'âge de 25 ans la ko am kon moom kër gi moo ñu mag ñun fuuf waaw si la ko am dëkk fi ay njabootam ñëpp nekk fi mu nekk kër boo xamante ne këru taalibe la ndax ku jóge Tiwaawan fi ngay dal kuy dem xadaratu jumaa fi ngay jaar ne xaama jaar kër ki neppuy ne xaama jaar sama njàpp dem mu nekk kër boo xamante ne daal ñëpp fi jaar tey boo duggee waagu ñaay ne kër puy dañ naan ñëpp fi jaar kon amaan na bu mu doon def lii mënoon na xool ci diggante ak yàlla ndax man damay wax man fii ma toog mooy sama bàmmeel fii lay xëccu mais du ma xëccu kër waaw du ma xëccu kër jamais au plus grand jamais. donc soxna si ñu gis yaa ngi doon togg mais ci digg togg bi da nga dugg ci kër gii nii génnee fa dëwlin ñu bëggoon xam li ni mel ndax seen bagage yi dafa am yoo leen dénkaane fii wala. waaw bagage yi dafa am ñu dénkaane fii surtout ravitaillement yi nii maa ngi toog mais il a fallu que ma dugg ci kër gi suñu dëkkandoo bi pour jël fa diwlin yeggale li may def
suukar yeeg meew yeeg ceeb yi ñuy ravitaayoo yëpp dañ koo dénkaane parce que mënuñu ko bàyyi ci mbedd bi xam nga booy togg parfois da ngay réer sax doo xam li nga war a jël ak loo war a da ngay réer daal da ngay réer fi ne même man su ma waree liggéey veille bi laay sangu dugg ci kër dëkkandoo yi ñaan ci veille bi sangu su ma xëyee damay jël sama saak rek dem liggéeyi man 6 heures du matin laa fi génn. En tout cas métti na li ñuy dund métti na trop métti na. laataa ñu leen di génnee mooy bés bi nga xamante ne leen ko mës a fàtte seen àdduna muy le 5 mars gi ñu génn est-ce que amoon wanoon nañ leen kayit bi nga xamante ni mooy firndéer ni da ngeen war a génn. waaw expulsion la ñuy wax ñu def référé sur difficulté ñu defaat expulsion depuis boobu ba léegi après ñëwaatuñu dañuy jékki-jékki rek ñu xëy benn jour rek defe naa bu dul 2018 bi dina ma jaaxal defe naa jàpp sama xel lu mu jàpp 2018 la sama xel loolu la jàpp 2018 la depuis boobu ñëwuñu gisuñu leen mais dañ jékki-jékki rek subitement ñu daal suñu kaw. tey jii nii est-ce que amul kàddu booy sànni jëm ci nguur gi jëm ci ministre de la justice wala bonne volonté yi nga xamante ni itam war nañ leen mën a jàppale ba ngeen delluwaat seen biir kër. waaw kàddu googu lu ma ci wax mooy ku may njëkk a interpellé mooy ki nga xamante ne moo ñu yilif muy le président de la république Macky Sall di interpellé ki nga xamante ne moo yilif yaay jigéen ñi muy Marème Faye Sall. di interpeller ministre de la justice nga xamante ne moom mooy doxal yoonu justice bi di interpeller ministre de l'intérieur bi nga xamante ne moom moo yore kaaraange réew mi di interpeller ministre de la santé bi nga xam ne moo yore santé réew mi parce que ni ñu dëkkee nii rafetul pendant 1 mois wala ëpp na ko sax ak du teg parce que fu mu ne nii yàlla rek moo ñuy sàmm leneen lu ñu fi daloon tamit dañuy ñëw naan ay massa ak massa xam nga te massa fajul dara balaa caag ñu saafara jàngoro ji ñuy may interpeller tamit ñi nga xamante ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ko wax sëñ Mountakha ni ko lii ma koy lancé xam nga na ñu koy lancé ñu dimbali ñu ci bonne volonté bi nga xamante ne que mu dégg na sama kàddu mu dimbali ñu si mbir mi ñu saafaraw di ko wax sëñ Pape sëñ Mbaye Sy Mansour mu dimbali ñu ko ñu koy wax suñu mbokku chrétiens yi parce que ñaari kër yi ñuy seq bokku ñoo diine mais nii la ñu def maire boobu fu ñu jógee léegi sama soxna jóge fa di jógee génne fa diwlin pour togg maire boobu ba fu yëgee mbir mi boobu ba léegi dafa feebar tëdd te maa ngi moom bokkuñu diine mu def ma comme doomam ki ñu dendal tamit fii même chose saa ñu gisee rek day am lu ko metti ak mbokk waawaagu ñaay ñëpp ku ci gis di rek day am ñu metti moo tax may lancer appel képp koo xamante ne yow bëgg nga mbir mi saafaloo dugal nga dox si sa tànk xam nga ñu nekk tànku jàmm ñun Sénégal ñëpp am jàmm te feebar bii nga xam ne mooy coronavirus bi yàlla dindil ñu ko ba ñëpp mën a dewaat si say occupation doxaat say mbiru bopp moo tax may ñaan président de la république di ñaan képp koo xam ne am nga doole am nga kàddu ci réew mi daal di ñëw xool mbir mi saafara ko jàppale ñu ci loolu waaw loolu dong la ñuy ñaan yàlla suñu borom koor gaa ngi nii di ñëw di ci des bareetul te bëgg woor bëgg toog ci mbedd mi feebar bi tamit loolu tamit metti na ñuy ñaan président de la république nga xam ne moo yore réew mi bu déggee samay kàddu mu jàppale ñu ci mbir mi ak képp ku ko munti dégg tamit te mun ci def dox ci tànku jàmm nga ñëw dox ci tànk jàmm mu tëjji kër gi ñu dugg toog après seet ñu xool la ca kanam loolu laay ñaan yàlla suñu borom tey yàlla mu dara teewul yàlla nañu ko yàlla defal te ñëpp am jàmm tamit boole ci. Amin kon mbokk internet yi ñoo ko déggandoo gis ngeen itam woo na nguur gi woo na waa ministère de la santé ak de la justice ndax fi mu toll nii mbedd bi mën nañ wax ni kenn doxatul kenn nekkul ci mbedd mi mais ñoom rek ñoo fi nekk gëm nañ yàlla nag ndax nee nañ teg nañ lépp ci loxo sunu borom waaye ñu ngi ñaan muy nguur gi di bonne volonté yi képp ku ci mën a jàpp ñu wàllu si ñi ngir ñu mën a delluwaat seen biir kër.